internautes yi man seen doom Tuna Lisa maa ñëwal te yéen fii ngeen xam ne mooy Ngor ñu koy wax gendarmerie Ngor ñu ngi fii ci Bara Couture ñu koy wax Tafa Fall waa VIP Ami TV l'international rek daal di ñëw àndat moom ngeen àndoonal seen doom Tuna Lisa ñu koy wax émission destination tey fii lañ ñëwoon si Bara Couture xanaa ñu dugg rek mu xool lan la ñu indil tey. may sa bigi kumba faale daa bay maam sa yaayey faal Cheikh Ibra solo leer gi wone gi nu gëm daa bay maam sa yaayey faal Cheikh Ibra ñu dar bi ba nu xam yaakaar naa ne kenn dootu leen ko présenté Tafa nuyu naa la. maa ngi lay fay yaa ngi si jàmm bu baax. sant alhamdulilah. alhamdulilah. waa tey dañ la seesi woon yow li nga xam ne yaay def tey si ouverture tey waa VIP Ami TV émission destination ñëw seesi woon la. waaw di leen nuyu bu baax yéen waa VIP Ami TV di leen rafetlu seen liggéey bu baax a baax ci dëkk bi donc di kontaan trop ci seen liggéey. di rafetlu tamit teew bi ngeen teew fii ci ouverture Bara Couture Ngor Almadies bi donc di ci kontaan trop bu baax. waa tey bu ñu bëggee xam Tafa Fall borom Bara Couture lan nga may wax. waaw Tafa Fall moom benn taalibe la rek borom Bara Couture benn taalibe bi nekk yàlla dogal mu nekk tailleur judd ci famille tailleur tamit xam nga ñëpp sama famille yëpp nekk ay tailleur ñu nekk si ñaw lañ xam moom la ñuy jàngal moom la ñu defal lépp donc Bara Couture aussi yàgg na c'est pas la bi moo nekkul bi mooy première at Bara Couture bu mag bi mi ngi Ouest Foire foofu lañ jëkk nekk di liggéey donc ba yàlla dogal fii tamit ñu ubbi ko nekkoon fi di liggéey ba tey ji xam nga jamono Covid bi ñëwee bi mu ñëwee xam nga xawoon am ñu ralentir bu baax ci liggéey bi ñu tëjoon ko nag donc yàlla dogal ñu defaraat ko ba di ko noonu ubbi wat tey jii nii quoi loolu moo waral ouverture tey bii quoi. tey mën naa xam turu Bara Couture lan moo ko indi. waaw turu Bara Couture li ko indi moom yomb na quoi parce que sama papa laa ko tuddee sama papa moo tudd El Hadj Bara Fall di ko nuyu tamit di ko ziar bu baax di ko ñaanal yàlla mu gudd fan trop ma ñu fekk suñu njëriñ yëpp moom laa tuddee atelier bi moo tax mu tudd Bara Couture ñu bëri Bara lañ may woowee Bara te alors que tudd ma Bara Tafa laa tudd donc sama papa moo tudd Bara mais tur boobu neex na woon tamit ba tey. moo tax daal nga jël ko tuddee ko sa papa mooy Bara Couture. waaw loolu moo tax ma tuddee ko. waaw dañoo gis que ne Covid bi da ngeen def ay masques yu bëri ngeen yóbbu ko ci màggal tey loolu mën nañu cee indi ay leeral. waaw loolu tamit dañ ci leeral bi ci indi tamit dañ ciy sant yàlla rek parce que boobu sëriñ bi moo soxla woon rek xam nga sëriñ bi waxee woo taalibe yi ñun tamit comme ñu ngi woon taxaw di nekk ci liggéey bi tamit ñu def ci participation yóbbu loon ko mbel lim bu takk boo xam ne yow nañ ko yóbbu ko barkeel ko ci màggal loolu tamit dañ ciy sant yàlla rek di xaaraat suba tamit mu soxlawaatee leneen ñu demaat parce que ñun ay taalibe lañ ay dong lañ rek lépp lu sëriñ bi soxla rek ñu xañ suñu tànk tuwee quoi. waa tey mën naa xam Bara Couture tey fan la débuté ñu koy wax Tafa. waaw Bara Couture ñu ngi débuté depuis en 2003 laa ko ubbi parce que man maa ngi commencé jàng métier depuis Solida laa nekkoon depuis def naa fa 6 ans après laa ubbi Bara Couture 2003 Ouest Foire depuis boobu léegi ñuy góorgóorlu di liggéey di ñafe nekk si liggéey bi wax dëgg yàlla liggéey bi liñ ci waroon dox lépp lu si bëri dox nañ ko si dañ ciy sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla yokk ñu donc côté boobu moom dañ ciy sant yàlla bu baax di ci encouragé waat suñu raq yi nga xamante ni ñoo nekk ci yoon bi nga xam ne ci lañ nekk ñoom ñu gën a góorgóorlu ci loolu te xam ne affaire moom doo découragé nekk ci rek chaque jour moom lu mu métti métti yow gën a jàpp ne tey lay baax xam nga loolu moom boo ko defee rek xam nga dina nekk loo xamante ni luy gën lay nekk après quoi parce que yoon ndaw moom xam nga du gaaw te boo teelee découragé nii rek dina la dugal ci yu bëri yoo xamante ni doo ci mën a dugg di ci soññaat sama suñu frères yi si biir ak ñoom ñëpp ñu gën a jàpp rek te xam ni liggéey moom yaatu na quoi. waa Bara Couture ak Covid bi nga xam ne que ne xew na yow tey ba xam pénalisé wu si liggéey maanaam amoo ci ay jafe-jafe wala. waaw loolu dañ ciy sant yàlla rek te Covid moom ku ne amoo ci jafe-jafe ku nekk rek xëy na da nga bëri wax di wax rek mais ku nekk xam na ni jafe-jafe la àndal mais nag jafe-jafe bànneex la jafe-jafe boo xamante ni yaa ngi dund yaa ngi lekk yaa ngi naan yaa ngi liggéey yaa ngi suturlu loolu sant yàlla la donc dañ ciy sant yàlla rek di ñaan yàlla jeexal ko fi jëlee ko fi ba ku ci nekk reprendre tam sa liggéey
ci li nga xamante ne noonu la waree parce que fii nii boo xoolee depuis mois de mars laa ko tëjoon ba léegi am na 8 mois ou bien yoo xamante ne liggéeyu donc personnel moo fi nekkoon di liggéey donc ku ci nekk tamit xam nga dañ la doon fay salaire di la liggéeyloo di fay luwaaya depuis lool donc loolu jafe-jafe la donc mais dañ jafe-jafe bànneex la quoi di sant yàlla bu baax a baax parce que xam ne yàlla moo ko fi indi dañuy ñaan yàlla mu jeexal ko fi rek ba suñu activité ñu entamé woon yëpp ñu nekkaat ci quoi. yow léegi ban conseil ngay jox ñi nga xam ne ñu ngi dugg ci wàllum couture. waaw ñiy dugg ci wàllu couture conseil bi ma leen jox mooy nañ couture yaatu na mais képp ku ciy dugg ku nekk rek na nekk loo xam comprendre booy dugg da ngay dugg ci loo xam ne maîtriser ko xam nga ko te ñi siy dugg ñi koy jàng pour pratiquer nañ ko jàng bu baax a baax a baax parce que léegi dama ubbi atelier bëri na trop comprendre mais nag na ci ñi ci war a ubbi atelier dëgg-dëgg nañ ubbi atelier te ñi nga xamante ne tamit dañu ñëw pour investir ci noonu nañ jël ñoo xamante ne ay professionnels lañ ñoo xamante ne jàng nañ seen métier xam nañ ko ñu jël leen liggéey loo leen te tamit liggéey bu ci nekk na ci wax lu àq bi quoi parce que métier tamit dafa xaw a metti di ci encouragé tamit ñi nga xamante ni ndaw ñi nga xamante ni ñoo nekk ci secteur ñaw bi nekk ci textile bi ñu gën a góorgóorlu bu ci kenn du découragé di jël ay gaal wala ngay def ay yeneen defaay yoo xamante ni xam jëlalu la fenn quoi parce que am na loo xamante ni nit ki foo toog rek xaar fa yàlla suñu borom mënul ñëw fekk si la foofu te jàppale la te xam ni benn yoon gaawul parce que tey ji muy man mi muy keneen ak keneen sama morom bu la waxee fu mu jaar ak li mu dund lépp nga xamante ni dara yombul quoi mais nag loo xaar lu nekk rek suñu borom mën na la si dimbali indil la ci ay xéewal daal yoo xam ne ko mën a partager ak ñëpp quoi. léegi ban conseil ngay jox jeunes yi nga xam ne ñu ngi jël gaal di dem ban conseil nga leen di jox. conseil bi ma leen di jox moom loolu mooy ñu gën a góorgóorlu rek te bañ a décourager tamit ñoom ñuy jël gaal di dem aussi nekkul lu leen gënal xëy na tamit jafe-jafe jamono bi moo leen di xoj tolleel foo xamante ni xam nga dañuy dem ba boo amuñ benn courage boo xamante dinañ ko amati mais tamit di leen ci ñaan ñu bañ a décourager ñu gën a jàpp rek ku ci nekk métier bi nga xam ne moom nga jàppal nga gën ko jàpp gën ci concentré wu te xaar ci yàlla rek parce que yàlla rek moo fi nekk yàlla rek moo fi nekk mooy dimbali ñëpp aussi tamit quoi mais bu fekkee da nga xaw a metti tuuti nii rek nga commencé daw génn saako yi xam nga décourager dem jël ay gaal nga jël leen xam nga loolu tamit dafay nekk loo xamante ni du la mën na la jëmee foo xamante ne du luy gën ci yow quoi te am na yenn yoo xamante ne tamit day metti daal day metti nañ gën a góorgóorlu rek te gën a jàpp lu mu metti nañ jàpp te nekk ci yoon bu baax daal. léegi nga ci gisee jeunes yi nga xam ne que ne ñoom moom dañuy chômer liggéeyu ñu nanguwuñoo liggéey yow tey ban conseil ngay jox jeunes yooyu. loolu résultat moom day metti si ñoom rek parce que àdduna moom ñaar moo nekk da ngay liggéey wala nga jaamu yàlla wala nga xool leneen loo def mais liggéey si jaamu yàlla la bokk donc boo liggéeyul da ngay sonn parce que bu dee jigéen nga di nga bëgg nga am famille bu dee góor nga aussi la même chose bu nga am ay doom bëgg nga teral sa yaay bu nga teral sa papa boo liggéeyul foo koy jëlee donc il faut nga dem liggéey loolu moom képp kuy toog bañ a dem liggéey moo yaakaar da ngay nekk si yoon boo xamante ne xam nekkul lu gën ci yow donc li ma lay conseillé mooy nañ dem liggéey ku ci amul métier nga dem jàng métier parce que jàng métier du weesu donc boo jàngee métier quelque temps rek yàlla suñu borom mën na la dimbali li ngay def lu parce que passion boo mu mënti nekk boo ko bëggee rek suñu borom ñëw fekk la si donc côté boobu moom nañ ci gën a góorgóorlu rek ñu dem jàngi métier te dem liggéey. maa ngi gis yaa ngi ñëw ay chemise def prêt-à-porter yu rafet nii gis nañ la tamit nga sol si bu rafet lii père la wala yow yaa koy ñëw. waaw lii man maa ko ñëw mën naa ko ñëw te sama benn xarit moo ko ñëw sama ñëw Paco Style ko remercier bu baax moom tamit parce que loolu day wane ñu tëye ñu ñëpp benn lañ te ku ci nekk rek tey man damay dugg sama atelier xarit xool yére bu ma neex ma sol ko te moom tamit day ñëw sama place xool yére bu ko neex ma sol donc di wax ne rek côté textile dafa avancé bi Sénégal donc secteur bi ñu nekk ñun dafa nekk secteur boo xamante ni waruñu dem di jégaane ji dara ci biti quoi parce que lépp mi ngi fi donc loolu dañ ciy sant yàlla bu baax parce que boo xoolee tey innovation bi ñu indiwaat mooy indi lañ yeneen ay modèles yu bees ay taille par taille parce que tamit léegi dafa nekk dëkk bi bu mu tolloo mooy nit ñi amatuñu jot dem jënd tisi dem taxaw di ñaw lu jël mesure di xaar rendez-vous dañuy dem jënd prêt-à-porter donc taille yëpp am na taille XL am na taille M am na S am na L am na donc yëpp loo ci soxla rek da ngay woote ñun parce que ñun tamit am nañ site internet bu ñu bëgg a liggéeyee aussi mu ngi nekk www.baracouture.sn donc commande en ligne la donc mën nga commander foo nekk ñu livrer la mën nañ la ko livrer domicile comprendre nga donc liggéey bi moo toll foofu léegi dañuy ñëw chemise ay robe prêt-à-porter yëpp la ñuy def yóbbu grand boubou am na ñoo xam dañuy am jege am benn cérémonie am benn xew lu ñu xam fu ñu jëm donc am nañu grand boubou yoo xamante ne ñu ñëw ba pare la jersey lay nekk ñëw ko ba pare paqueté ko donc ak ay xaftaan yoo xamante ni la même chose lay nekk xaftaan jersey super 100 yooyu yëpp am na donc ça veut dire que yaatu na daal yaatu na.
waa ñu ngi gis ngay jaay ay dàll et tout yooyu yëpp j'espère que ci métier bi la bokk. waaw si métier bi la bokk parce que tamit daal yi nga gis ñu exposé fii man dama bëgg dafa gëm consommation locale dama gëm lu ñuy defaree fii ci dëkk bi man loolaa gëm donc li nga gis fii daal yi nga gis yëpp fii lañ ko defaree ci dëkk bi. fii daal yow yaa koy defar rafet na trop. mais am naa partenaires yoo xamante ne ay cordonniers lañ ci dëkk bi fii lañ nekk ñoom ñooy liggéey daal yi nga xam ne moom lañ def canapé bi nga toog nii ci dëkk bi fii lañ ko defaree donc ça veut dire que affaire yi yaatu na léegi. donc daan doo génn Sénégal di jënd leneen lépp daan fii nga ko bëgg a jëndee daan Sénégal fii. loolu mënul ñaax génn Sénégal dem jënd leneen mënul ñàkk mais lépp lu ma bëgg mu am ci dëkk bi fii jërul ma koy jegaane fenn ci dëkk bi fii laa koy jëndee li nekk ci dëkk bi laay jënd ba pare su ma ko amul ñàkk pexe ma soog a génn ci biti dem jëndi ko donc loolu dama ci conseil wala suñu di ci yokkaale ñeneen ñi nga xam ne ñooy suñu kilifa yi nekk ci dëkk bi ñu gën a bàyyi xel loolu ñuy def consommation locale parce que loolu bu ñu koy def rek man may dem ci cordonnier bi dem ci tapissier bi xam nga di dem ci cordonnier bi dem ci tapissier bi dem fépp foo xamante ne li ñu consommé fii ci dëkk bi la ñu koy jënd di ko consommé xam nga day nekk loo xamante ne dafay baax te dina gën a wàññi chômage bi nga xamante ne moo nekk ci dëkk bi. soo amee ay commandes yoo xam ne nekkul Sénégal mi ngi nekk extérieur ñooñu lan la ñuy def. waaw ñooñu yàgg naa liggéey ak ñoom waa extérieur donc di ci nuyu waa sama clients yi ak clients yi nekk en extérieur waa Amérique xam nga France Canada ñoom ñëpp. adduna bi yëpp di leen nuyuwaat di leen remercier bu baax parce que tamit dama yàgg ak ñoom man yaakaar naa 15 ans yi nii maa ngi voyagé donc di dem di ñëw ci dëkk bi di ñaw dem di yóbbu dem di jaay donc loolu sant yàlla la quoi donc ñooñu tamit xam nga di leen sant bu baax ci confiance bi nga xam ne am nañ ko ci man tamit parce que ñu si bëri parfois mën naa liggéey yow 2 ans wala 3 ans sax doo ma teg bët du ma la teg bët ngay jékki-jékki am confiance ci man woo ma lii laa soxla yónnee ma sa xaalis ñu ñawal la envoyé waat la nga mu demaat ba fi nga ko bëggee mu àgg foofu donc ñun dama leen remercier bu baax sama client de diaspora bi nga xamante ni donc di leen wax ne rek Bara Couture gën na leen jegewaat ak suñu site bi nga xamante ni am nañ ko nii ak suñu support de communication yi nga xamante ni am nañ ko donc lépp lu waaye soxla rek mu nga commandé foo ko bëggee rek mën nañ la ko defaral livrer la ko parce que dañuy am nañ partenariat ak waa DHL dañuy liggéey ak DHL mën nañ la ko livrer dans 3 jours ñu ñëw livrer la ko ba sa biir kër donc loolu innovation la te yokkute la yaakaar naa. waa Tafa Fall borom Bara Couture tey lan moo la gën a neex ci métier bi nga nekk. métier bu nekk da nga ciy am lu la neex am lu la nakari tey lu la neex laa bëgg nga wax ma ko bu ñu paree ñu daal ci beneen question. waaw métier bi moom li ma ci gën a neex li ma ci neex bëri na te li ma ci gën a neex mooy dama koy def ak plaisir ak loo xamante ni dama ci juddu man dañ ma ci yar ma màgg ci comprendre nga kon donc nekk la métier boo xamante ni bu ma neex la te tey damay sant yàlla di ci sant bu baax a baax ba nekk la métier boo xamante ni tey ku ci dugg rek soo ci góorgóorloo tuuti rek suñu borom mën na la ci defar yokkute donc loolu sant yàlla la quoi loolu sant yàlla bu baax en tout cas métier yëpp baax na waaye tey daal métier bu noble la bu riche la bu am valeur la aussi tamit bu baax la tamit. tey mën naa xam lan moo la ci gën a nakari parce que métier bu nekk am na loo xam ne lay nakar des fois di nga taseet client yoo xam ne dañoo bëri caprice kon man tey loolu lan nga koy jànkuwante. waaw naxar moom àdduna lépp am da bànneex dafay am naxar am na lu ma ci naxari li la ci naxari day nekk loo xam ne mbégte lay nekk parce que tamit client bi jógee këram comprendre nga xamuloo ko xamula fi ngeen yaroo bokku leen fa ngeen yaroo bokku leen fa ngeen fréquenté moom mu am lu mu jógee am lu mu bëgg yow nga jóg tamit am loo bëgg ngeen tase parfois nga tase see koo xamante ni xam nga doo comprendre da ngeen avant ngeen connexion bi di daw di ngeen am ay malentente yoo xamante ni parfois yu metti lay nekk mais nag loolu sant yàlla la parce que yaa dem di uti moom tamit dafa dem di uti ngeen tase donc metti la boo xamante ni tamit bànneex la quoi man laa ko jàppee quoi parce que client lu ak nu mu mënti nekkee rek ak nu mu mën a ñëwee war nga ko mën a dalal ci ak nu mu mën a mel ba dalal ko ba am li nga bëgg si moom quoi waaw. Tafa borom Bara Couture tey jii dama bëgg nga joxe adresse bi numéro de téléphone yi ak képp koo xam ne bëgg na ñëw tey fii nga xam ne mooy Bara Couture. waaw ñun suñu adresse moom mi ngi nekk Ouest Foire la mooy Bara Couture bi foofu lañ jëkk a nekk mi ngi nekk espace koñu Shell bi soo ñëwee ba ci Brioche Dorée bi rek boo jàddee à droite di nga gis Bara Couture. kon boobu mooy première boutique bi nga xam ne Ouest Foire la nekk. waaw boobu mooy première boutique bi boobu mooy boutique bu njëkk bi moo nekk Ouest Foire donc si koñu Shell bi la nekkee foofu suñu numéro téléphone mi ngi nekk 33 820 36 73 donc beneen adresse bi nga xamante ne moom la ñuy inauguré nii mooy bu bees bi fii ci Ngor Almadi mi ngi nekkee ci rond point Brioche Dorée rek boo jaadee à droite di dugg Ngor boo jaadee da koy gis donc foofu la atelier bi nekkee donc numéro téléphone tam mi ngi nekk 553 00 46 33 820 36 73 aussi tamit quoi
donc di ci xaar clientèle bi yëpp di leen xaar di leen wan ne gën lañ leen jege si waa Ngor Almadi bi côté bi nekkee fii yëpp Mamel Mermoz ñëpp gën lañ leen jege ji gën lañ leen si jege si ku ci am loo xamante lépp loo bëgg la rek ci ñaw mu bett la xew programme lu mënti nekk rek yow wooteel rek soo wootee téléphone bi rek 33 820 36 73 820 36 73 donc 77 553 00 46 boo wootee rek incha allah dinañ def le tout ba yow li nga bëgg ñu am ko en même temps aussi dañuy def ay accessoires dañuy jaay tissu aussi dañuy jaay bazin dañuy jaay lépp quoi lépp loo soxla ci sañse rek moom boo ñëwee Bara Couture fekk ko fii quoi. waaw Tafa Fall borom Bara Couture lan ngay tàggatoo ak sa dernier mot ñi nga xam ne tey ñëw tey gunge la ci sa ouverture bi. waaw li may tàggatoo mooy di kontaan rek mbégte laa si am parce que tamit nga am benn programme boo xamante ni mën naa ne programme la du programme nga invité ci sa ay xarit sa ay soppe ak ñi nga àndal nekk di liggéey xam nga ñëpp di ci savourer ci bànneex ci mbégte xam nga xol yëpp di neex donc loolu mbégte la ci man quoi donc dama leen sant di leen gërëm di leen remercier donc di kontaan bu baax a baax ci ñi nga xamante ne ñooy sumay xarit sumay am ni jàmm sumay client sumay frère sumay cousin samay cousine ñëpp maa ngi sant ñëpp di remercier ñëpp bu baax a baax di remercier bu baax équipe bu Bara Couture aussi tamit quoi parce que wax dëgg yàlla jàpp nañ ci liggéey bi parce que man nekkuma koo xam ne kuy toog laa damay tukki damay voyager ci lu bari mais du ma nekk fii wala ma bañ fi nekk yëpp liggéey bi dafay tegu si yoon donc di leen ci remercier bu baax a baax di leen sant bu baax. merci beaucoup Tafa Fall borom Bara Couture yaakaar naa ne kàddu yi rafet na trop di la ñaanal rek yàlla boutique bi dem nekk ay boutique tam nekk loo xam ne lu gën ci yow lay doon ba tey rek yéen a ngi seen émission destination tey ñu seesi woon ki nga xam ne mooy Tafa Fall borom Bara Couture muy def ouverture bu mag mu nekk deuxième boutique am parce que mun naa wax ne Papis Création Tafa Fall Bara Couture nekkatuñu ay xarit ay frère lañ ay doomu ndey lañ parce que gars yi dañuy wax ko àndal presque 10 ans wala 5 ans maximum lu mu dee wala nga xam ci moom benn phrase Tafa dafa nekk nit bi nga xamante ne mënuma wax ci moom lu bari sax parce que nit moom bu la yëgee rek da lay sonal. waaw di ko ci ñaanal rek di ko ci ñaanal mu am ci lu kawe njortam parce que métier bi ñuy def actuellement nii muy man muy moom dafa metti parce que bu ñu waxantee rek dafa metti parce que ak feebar bi fi jaar et tout ñun dañ doon voyager tout le temps di dem di ñëw mais depuis feebar bi am ba léegi ñu ngi resté mais taxul ñu bàyyi taxul ñu découragé foo ñu fekk ñu ngi defaraat man la fois passée rek laa jógee ci lu mel ni defaraat dañ lay fekk sax na la may yow dal nga xel de ak dëkk bi fu mu toll ngay jëlaat mais nooy def. waaw c'est vrai de parce que Covid bi moom nee na yàq na lu bëree kon tey boo ci nekkee nii di ci liggéey ba léegi yaakaar naa ne kon da ngeen nekk jàmbaar parce que koo wax mu ne la Covid bi laal na ko kon yéen boo leen ci nekkee di ci travail ba léegi c'est parce que da ngeen nekk jàmbaar lan ngay conseiller jeunes yi nga xam ne aussi ñu ngi ci métier bi. voilà di leen wax ñu patienter rek parce que dafa wax na léegi wax bu am solo parce que ñun defuñu ci 2 jours defuñu ci 3 jours. man ça fait 26 ans maa ngi ci couture bi. ah loolu bëri na de 26 ans maanaam yow kon yow sa couture man moo ma mag biñ ci nekkee ba léegi yow loolu moo mag kon yow xanaa ba ngay juddoo rek nga ci nekk. voilà loolu yàlla loolu la dogal quoi dama teel a dugg ci ñaw bi nekkuma benn mag bi mais dama ci teel a dugg parce que sama atelier Papis Création bi ma ko taxawalee ak léegi def na 20 ans depuis 2000 laa ko ubbi 2020 20 ans. mais yaa ngi gis que ne am na ci jigéen ñu bari ñoo xam ne aussi ñu ngi ci métier bi yow tey ñooñu lan nga leen di conseiller. waaw ñooñu ñooñu nag ñoo gën a tax sax ñuy wax parce que ñooñu des fois da nga doon am benn xale bu jigéen di ko ñawal mu indi la copinam nga koy ñawal mu indi la copinam mais léegi dafa dem ba benn instant da ngay am benn gal di ko ñawal mu dem ba benn instant am tuuti weccet jënd ñaari machine am wut ay boo ñu leen ñawal dèjà moom ñi mu doon andi dootuñu ñëw moom dootul ñëw moo tax affaire bi léegi dafa metti mais ku ci nekk rek na nga xaar jël sa temps xam ne yàlla lu mu la war a jox rek dina la fekk foofu jox la ko foo nekk dina la fekk xale yi maa ngi leen di wax ñu muñ ñu xaar parce que bu ñu xëy rek gis un Bara Couture am ñaari atelier ñu ne non ñu forcé ko pour dem léegi am loolu soit dañuy def lu ñu warul def wala ñu dugg ci lu ñu warul dugg nañu patienter jël seen temps parce que Tafa bu leen waxee fu mu jaar yombul man Papis bu mu leen waxee fu ma jaar yombul dama doon fanaan ci sama biir atelier xam nga fa dund bu metti mais tey macha allah yàlla mu ngi ñuy suturaal li gars yi naan boo liggéeyee rek di nga fay ko boo liggéeyul doo fay ko liggéey rek moo am solo. jóge ci dara fu dara nekkul ngay raam di góorgóorlu ba bëgg fa def dara loolu dafa jafe te Moustapha mi loolu la def bëgg ma nag ba amul ci man sago fu ma nekk rek ci àdduna bi jël na avion fekk ma fa bu dee Ndakaaru fu ma nekk fekk na ma fa bu dee Europe la pareil fu mu mën a doon te nag nit duñ ko doyee lu dul njariñ nit it bésam rek la am
donc moo tax ma déplacé wu ma nit ñëw fii en tant que frère am di ko fi ñaanal ci barki Sëñ Fallou ci barki Serigne Touba place bi doon ay place ndax ñun la nouvelle génération réew mi dafa am lu nu yaakaaree tey maa ngi fi gis suma frère Samba Kend borom Bonovita moom it di jeune mais yàgg am jom gëm boppam di sama mbokk jóge ba Kaolack waaye nag fàttewul fi mu jógee ku mel ni Pape Seck Touba Couture vraiment waa Adesmat su ma limee sax mën naa ne damay juum mais je pense que ni tey léegi liggéey ngeen ba toll foo xam ne ay référence ngeen xale yi dañuy roy si yéen donc vraiment yàlla na yàlla barkeel place bi vraiment xéwal gi saawaan baawaan ba ñëpp gis seen bopp. suñu yëf ñun ñëpp parce que ñun ñëpp ñoo bokk li ñuy def ñoo bokk mode bi Tafa day suñu rakk di suñu xarit di def inauguration boutique am daanaka tey date bi maa ko jàpp le 5 dañu ñëw ñu waxtaan sama boutique mu ne ma grand man ba léegi maa ngi boutique maa ngi ko tëj liggéey gu ma quoi ma ne ko non da ngay jëm a tëji pourquoi pas mënoo jàpp le 5 faral yàlla def le 5 bi am ndam ñu ñëw en tant que frère en tant que xarit en tant que mag en tant que conseiller te dañoo ñëw ay ñetti facettes yu ñëw en tant que chef d'entreprise ñëw ànd ak suñu ay xale yu ñuy liggéeyal bu naan la fruiteria ñëw wala couvrir bis bi tey. ñu fekkee fii rek dañ sa war a wax waaye nag bi ñu ñëwee nag inauguration bi fii ci Ngor Almadi dañoo kontaan ci moom nag bu baax muy sunu xarit sunu wóolare di ku nu jàpp ku nu sagal bi ñu ñëwee nag fekk fii El Hadj Moussa Mbaye géwël yonent bi sunu xel dal na waaye fekk fi nag sunu mag sunu xarit sëñ Xaadim Mbay mu sëñ Fallu géwël sëñ Fallu bii xam ne mook Baara démb la ñu woon waaye Baara man damaa bëgg sama xarit rek moo tax tey suba gi fi laa ndékkee suba gi daal di demaat nag ne ko nag maa ngi dem damaa bippi waaye wooteegu ma moo ñëwee ngoon laay woote am na jom am na fulla am na personnalité te nag li nga fi gis lépp moo ko ñëw yére boo fi gis ñu naan daa jógee bitim réew importé la non non Baara moo ko créé moo ko ñëw. waaw Moustapha mi wi place bi day sama soppe di sama trondo bëgg ma lool def ma woyu juram di ma teral ngir tàggi may tàgg yonent bi mu bi lu mel nii tudde ko woyu juram Baye Baara li mooy teraanga li mooy richesse nit day nangoo dunde ñaqam muy sama doom ju tedd bëgg ma lool di ma teral ci wërsëgam ndax tàggi may tàgg yoon sallallahu alayhi wasallam yëgal ma bis bu mel nii ma teewu fii kon dama ci am mbégte mu rëy di ñaan yàlla place bi mu tuddee woy juram Baara yàlla doon junni place te xéwal gi bari wàcc fi lool ci site bii ngeen may interroger ngeen xam ni sitam sama doom ji da ko tuddee yaayam tudd soxna Aminata yi turandoo yaay yoon sallallahu alayhi wasallam maa ngi ñaan sitam bi yàlla na yokk ba yëg ko ndax am sa site internet tudde ko sa ndey tudd soxna Aminata loolu yombul kon site bi yàlla na raw ci site yàlla na gën a yàlla na yokk ci yëpp daraja Muhammadu Rasulullah may sa bigi kumba faale daa bay maam sa yaayey faal di remercier sama doom nday sama genn wàll muy Moustapha Fall Bara Couture ndax tey ku ko xam ne borom jom la tey bu defee lii rek gàcc ngaalaama parce que fi ñu koy xaar weesu na fii yëpp mais xëj na lii la gars yi jot a gis ndax ku ñëw Ouest Foire gis li mu def foofu nga ñëw Ngor gis li mu def fii nga xam ne xale bu am jom la xale bu am avenir la xale bu bëgg lu muy def la. di ko féliciter bu baax a baax comme ni ma ko waxee sànq rek exemple la idole la ci li muy def ndax yaakaar naa nekk Sénégal góorgóorlu ci benn machine ci benn place ba tey nga soxla beneen place defar ko ba mu yànji di ko inaugurer ça veut dire que loolu toog fi tekki bi ñuy wax moom daf ko jëmmal nit ñi mën teg seen bët donc moo tax mbégte la ñu ñëw fi en tant que tailleur mais tamit mbégte la ñu ñëw fi en tant que un jeune sénégalais war a wane ni donc y a matière à faire am na lu ñu mën def ci dëkk bi tam moom loolu la prouvé donc ñu ngi kontaan trop te yaakaar naa ni mode sénégalaise made in sénégalaise lu adduna bi bëgg la
donc ñi ci nekk nañ ko gën a fonk téye ko xam ni mën nañ ci gis seen bopp mën nañ ci tamit liggéeyal seen réew. moom dafa doon liggéey dafa doon ñaw dafa doon bikidi dafa doon place yi dafa doon machine yi Alaaji Ndama Fall baayam moo njëkk créé bërëb tuddee ko Sénégal Borondeli Baara Fall baayam da daan ñawal sëñ Modou Fati Xari mu sëñ Massamba moom ci boppam it mu doon ko ci baayam yooyu waaye tarbiyu ko nag nekkoon ci Alaaji Ndama Fall baayam ak ñoom dan magam jàngal ko ba mu egsi fi mu egsi doon ko tamit ci baayam bi ko jur tax mu ubbi place yu mel nii di ñaw ñuy ñaan mu barkeel ndax ubbi na ko Ouest Foire foo jaar Ouest Foire boo nee Bara Couture ñu wan la ko tey mu ubbi ko fii ci Ngor. Tafa moom lii teeñ bi la rek yan bi ñëwagul parce que moom jàmbaar la liggéeykat la te xam naa ko parce que dañuy fréquenter tout le temps ñu ñooy nekk ñooy añandoo ñooy reerandoo ñooy defandoo lépp kon donc c'est un ami xam nga di jàmbaar di liggéeykat ma xam ko bu baax ci compétence am ci mën a liggéeyam ci ambition am parce que lii yëpp ci xeetu yokku la quoi parce que tey bu ko neexoon mën na ne am naa place Ouest Foire donc jaruma ubbi lii mais tey bu ñëwee ubbi beneen cycle salle pour élargir liggéeyam donc loolu moom vraiment dañ koy encourager et puis ñaanal ko yàlla moom moo xam ni mu ci bëgg yëpp suñu borom defal ko mu nekk ay mbégte ni gis nga yow su màggal jotee dañu àndandoo dem Touba dem ca xabru maam Cheikh Rafal di ko ziyaare monu ko ji Fall laay lay la nag moom frère la pour man nekk nit ku baax ku généreux nekk nit koo xamante nitu valeur la moom damay wax rek ni lépp lu mu ubbi rek ci lu bees ñu ngi xaar yeneen ndax ni mu bindoo la nit la koo xamante ni xolam ak liggéeyam bu set war naa tax mu ubbi ay complexe donc man complexe laay gën a xaar sax yeneen complexe macha allah. man li ma ciy wax rek mooy dama koy ñaanal d'abord maanaam mu tàmbale ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ci alhamdulillahi rabbil alamin bii mooy deuxième boutique mais man am naa njort ni Tafa Fall dina am 50 boutiques non si xam nga tax loolu Tafa Fall c'est un travailleur c'est un bosseur te li muy def gëm na ko te macha allah mën na ko te vraiment aussi am na ay ambition daal waaye te maam dañuy waxtaan moom di wax mais suñu muy man mi moom suñu bët wees na fi. kontaan nañ trop vraiment si kàddu yi di la remercier waa VIP Ami TV merci beaucoup. waaw aussi maa lay encouragé di leen remercier ndax site bi ki moom sama rakk la Modou Soxna maak magam ay xarit lan di ko ñaanal VIP Ami TV dem ba nekk ay télé yu sut TFM yu tut seen TV yàlla mën na ko na gëm boppam rek te gis naa ko macha allah mi ci yoon dina baax incha allah. merci. Muhammadu Rasulullah sa soppe waajal waaja wa moyam war nga mën a am lii ci daraja yi Muhammadu Rasulullah sa soppe waajal waaja ana ñi ko bëgg wa moyam baara Mamadou Lamine baara wa moyam mo waajal waaja wa moyam sama waaji war nga mën a mel ni ci daraja yi Muhammadu Rasulullah ku farak moom doomer yasal wujudi Cheikh Mamadou Lamine Bara kulli bi judi wajjal wujudi Cheikh Muhammadu Lamine Bara xabli widaday ay sama waaji xuduli murad ya mana fada bila kiray Muhammadu Rasulullah waskur khilami wa makalami billah malami wala tiray lisani Muhammadu Rasulullah nawir janan safi amani wa sibaraya zazaka dairay Cheikh Muhammadu Lamine Bara li khutamayray Cheikh Muhammadu Lamine Bara faldak fi jawrali man ray anisiyali ay samawaji Cheikh Muhammadu Lamine Bara minna dalali wabil alali
أعطني إجابة يخذ للكتاب واقبل متاب يا سسراي يا خير ربي خير المربي طيب قلبي بعد سداي سل وسلم على المتمم وكل ياسين Sikar Baay Faal liggéey Baay Faal ngor Baay Faal lii lépp yow a Sikar Baay Faal liggéey Baay Faal maam Cheikh Faal lii lépp yow a jërëjëf borom Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall